lu ni mel day tax élection investiture yi nga xam ne ni day ñeel wàllum local yi comme bindu gi ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a falu bindu gi ñu war a bindu day tase ak campagne présidentielle yi déjà nee na loolu mënta nekk buñ ci jógee tam nee na le 2 avril ci la njiitu réew mu yees mi nga xam ne moom mooy toog ci lay prêter serment maanaam ci lay waat ci kanamu askan wi buñ ci jógee ba tey nee na day taseeg wàllum hivernage gi maanaam wàllum nawet gi ba tax na élection yi du mën a yembadi ba pare day tax juin boobu tam nee nañ day tase ak ay fête maanaam lu ci mel ni ay tabaskeek yu ni mel looloo waral puus biñ ko puus moom njiitu réew mi noonu la ko waxee bi mu ko defee aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi daal dinañ koy partager aussi daal dinañ koy publier fépp foo xool mais liñ ci def mooy presque xat yi dañ cee poser ay questions waaye tam dañ ko xam ne nii pousse na ko ak raison yi tax mu pousse ko parce que boo xool ci biir commentaire yi am na ñuy wax naan xamuñu woon sax fàtte nañ sax élection locale yi pour ñoom bi ñu gisee publication ak ba muy wax pour ñoom élection présidentielle sax la pousse parce que élection locale yi kenn waxul ay waxam actuellement ba mu koy pousse ci kaw commentaire yi aussi da ngay gis ñuy laaj naan est-ce que ba mu koy jàpp bi mu pousse élection yooyu waxtaan na ak ñu mu war a waxtaanal parce que moom du moom rek moo jiite nguur gi ba tax na mu war a jàpp élection ak di ko randal saa su ko neexee ba tey tam ci kaw li nga xam ne moom moo di commentaire yi am na ñuy wax naan moom ñàkk jom weesuwul li muy def parce que warul lijjanti li nga xam ne moom moo di élection locale yi parce que ñoom may ñu ko mars 2019 mu toogaat fii ci Sénégal ba am leen loo xam ne ni da koy lijjanti donc waru ko woon puusaat waroon naa bàyyi ba njiitu réew mu yees mi fiy toogaat toog ba mu ñàkk koo arrangé mu soog koo puus des choses comme ça ba ci kaw li nga xam ne moom moo di commentaire itam ñoom tam li ñuy demandé wu moom mooy lan moo tax mu war koo puus parce que moom dafa jàpp ne rek décembre 2019 da ko fiy fekk te ñoom dañoo jàpp ne ñoom waru ko fee fekk parce que dañoo bëgg mu abal leen ñoom ñoo ko wax ci biir commentaire yi xadi ba tey am na tam ñuy wax naan ne puus di randal nu mu ko neexee bëgg bëre bañ bëre donc mënul fuir ba nga xam ne nii du jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di askanu Sénégal ñu wan ko ne bëggatuñ ko ñu daal di koy ñu bañ ko sànni seeni xob pour moom mu daal di jóge ci bopp réew mi donc mu pousse élection yi ak mu ñàkk koo pousse yëpp amul leen benn importance te moom waru woon jël décision di ko pousse te waxtaanul ak opposition bi nga xam ne ñoom dañoo bëgg a dagaan baatu askan bi donc c'est di jël yooyu décision te du ko wax kenn. alors man je suis d'accord ak ñi wax loolu moom il utilise trop je à la place de nous. Et différence am par rapport à par exemple benn Maître Abdoulaye Wade wala Abdou Diouf wala même Léopold Sédar Senghor c'est le fait que avant ñuy jël yenn décisions yi ci lu ñeel élection dañuy concerté wu ak opposition c'est pas je pense à mon humble avis du loo xamante ne dafa war a xëy rek comme borom kër sax buy jël décision ci njabootam dina woo au moins taw bi wala je sais pas ñenn ñi ñu xool ban décision la ñuy jël mais il est trop dans le jeu. loolu moom nëbbu ko te yàgg na ko wax. mën naa leen woo ñu waxtaan. waaye moom décision bi. donc foofu voilà. dara du fa judd quoi dara du fa judd c'est pas besoin de waxtaan. décision bi ba tey dégguma kenn ku nekk opposition ku ne yéegoon na mu ngi koy jël. alors que calendrier républicain daa am nuñ koy nu muy doxee dañ ko war a respecté. ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si dans le monde politique. au moins wala crème bi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu si ëpp dayoo. si ay parti politique waroon na yoon la woon ñu toog waxtaan si mbir bu mel nii. parce que c'est vrai te lii tamit day sous-entendre beaucoup de choses yoo xamante ni ñi ngi ko doon ji. y a des gens qui disent que bu dee moom moo gagné élection présidentielle yi. day dissoudre assemblée nationale. mu permettre ko moom mu replacer ses hommes. préparer l'après-midi. pour couvrir ses arrières. parce que te ñeneen ñi ngi ne dafa bëgg coupler local yi ak législative yi donc bu ko décider dina leen mën a coupler en décembre parce que ci 2019 boobu législative si la war a am tamit. donc élection bu dee daa pousse local yi kon ñoom ñooy ànd moom législative yi. mënoo ko pousse daal di ko indi législative yi donc mi ngi donné raison ñi nga xam ne ñu ngi doon wax ni moom loolu lay programmé nii bu fekkee jàll na. et autre chose 6 mois de campagne yi nga wax léegi finalement ce sera plus d'un an. boo xamante ne on sera ñun obligé de subir. on aura 18 mois de campagne. parce que même bu faloo bu dee moo falu. ba ñuy egg 1er décembre boobu. Sénégal ci campagne lay nekk. te mairie yi tamit ñoom ñoo mën naa fi mu nekk nii les maires problème parce que amaan nañ 6 mois de salaire. da leen di neex du leen neex. décision moom boo koy jël ci am réew di ci waxtaan ak ña nga ca war a waxtaanal di ci déglu tamit saw askan da caa baax. Cheikh El Hadj Abdou Aziz da baax daf daan wax ne ku sa xelam bopp doy say njuumte mooy ëpp sa jubal. kon nit rek nga mën a doon rawatina boo jiitee am réew te jiite woo ngir sa njàmbaar mbaa sa xam-xam mbaa sa dayoo mbaa sa daraja. da nga jiite ngir yàlla la teg
yàlla la fal ñi nga jiite nag gënoo leen da ngaa war di leen déglu tey waxtaan ak ñoom te leen di bàyyi xel parce que am na ci ñoo xam ne xëy na ñoo la ëpp daraja xëy na ñoo la ëppam xel xëy na ñoo la ëppam njàng waaye yàlla la neex mu seppee la ci biir millions yi doomi aadama yooyu dëkk ci réew ma jël la teg la ci seen kanam waxu la nga not leen waxu la nga suufeel leen waxu la nga doyadal leen ngir man maa la fal teg la ci kanam waaye nag di leen bàyyi xel di leen déglu te ñun ñëpp suñu dajaloo boole suñuy doole ak suñuy xalaat ak suñuy xam-xam ak suñuy pexe mën nañoo yóbbu suñu réew ci kanam waaye ku jiite rek bëgg a jël lépp yaakaar ne yow yaay buur yow yaay dogal yaay war a def lépp ci sa xelam bopp soo moytuwul rek réew ma sanax kenn amu ci gàllaaj xadi buñ jógee ci loolu wàllum politique yi dañuy desandi ci fële dañuy dem ci fële nga xam ne moo di Rufisque maanaam Tëngéej ndax ñoom dañoo daal di publier daal ne rek 6 milliards de francs CFA mooy budget wu li nga xam ne ni moom moo di budget annuel bi nee nañ tam foofu day am 76 conseils municipaux yoo xam ne nii ña ngi représenté ville bi te nee nañ dañuy wane image yu fi nga xam ne ni moom moo di Rufisque gis nga Rufisque ni mel ndox yu taay salte beeg lépp te ci ville bi la nekkee presque booy xool ci place publique yi en général ngay fekk seen canaux yi wala yooyu noonu sotteeku ci mbedd yi ba tax na fépp foo xool day salte bi ñu ko publier aussi ñi nga xam ne tam ñoom ñooy internautes yi daal dinañ koy commenter bu baax a baax parce que am na ko ci njëkk a wax naan Rufisque moom mooy ville bi nga xam ne moom moo gën a salte ci Sénégal nee na booy xool lépp loo xam ne rek xeetu mbali laa xeetu ndox yu taay yi presque booy ñëw Rufisque da nga ko fay fekk te booy dem da nga ko fay bàyyi te nee na ay ata ngi nii Rufisque di dund lu ñu mel ci kaw tey ci kaw commentaire yi am na ñu ci wax naan li ci gën a garaaw nag moom mooy lii nii ñoom fi ñu ko photo mooy dafa jàkkaarloo ak maire bi en face maire bi presque fa la salte bii nekk mi nekk te nee nañ waxuma la ni mu mel noonu de mais nee na kenn mënu faa toog alentour yi doo fa toog doo fa taxaw parce que yàgg na fa yàggaay boo xam ne nii dafay dem ba day xeeñ am odeur yoo xam ne nii kenn war ko nooyi te nit ñi dañuy obligé taxaw fa la ñuy jëlee kaar da ngay gis ñaar ñu tax ñëw ba foofu taxaw fa di waxtaan mel ni comme si tamit ñoom dañuy dem ba dëkkuwaay lay nekk ci ñoom miin nañ ko léegi dara dérangé tu leen ci ndax dëkk ni mu yàggee ci seen kanam am na tam ñu kuy wax naan remarque bi mu def moom mooy ay étranger la àndaloon ci final basket bi nga xam ne ni amoon na fa retour yi nee na étranger bi ñu ñëwee dañ doon laajte lan moo tax ñu bàyyi ville bi mu mel nii lan moo tax ñu bàyyi saleté bi mel nii donc ñoom dafa leen a jaaxal te nee nañ alors que foofu day neex a defar parce que la plupart doo di suuf tali lay nekk suñ ko bëggee ngacc dinañ ko dindi yëpp bu ñu bëggee dindi mbalit bi dañ ko dindi ndax nekkul loo xam ne nii dina naqaree dindi donc ñoom foofu sax ñu ngi laajte ana municipalité bi lan lay jariñ ci foofu lan la fay jariñ parce que bu fekkee ni mënta dindi saleté dong ci gox kon lan la leen defal loo xam ne ni tam ñoom tam teg nañ ci seen bët ba tey ci biir commentaire yi am na ñuy wax naan wax ji du ay 6 milliards de budget fonctionnement baak nu muy tëddee nee nañ dañoo war a ñoom ci seen bopp comme ñu ngi koy dénoncé boobu ba léegi wax ñu dem ci maire ba ci boppam wala ci municipalité ba seet ñi nga xam ne ñoom ñoo yeyoo lu ñu mel ñu fekk leen fa ak force pour ñu ñëw dindi affaire yi parce que lu ëpp na dafa jéggi dayoo daal parce que nee na ñu ngi koy dund ay at boobu ba léegi ñu ngi ci wax kenn fajalu leen ko te ku ne xam na ni soo amul dëkkuwaay bu baax amul mën a toog mën a am mode de vie bu baax aussi la nga bëgg yëpp doo ko mën a am donc dafay doon priorité ñoom ñu dem yëkkati ñi nga xam ne ñoom ñoo yeyoo pour defar ko ngir ñu ñëw mottali seen yéene ci mbir yi. Je pense que ils n'ont pas besoin de dem ci maire bi pour wax ko vu que mu ngi jàkkaarloog yëf yi dérangé wu ko. après benn solution kese moo am ci ki nga xamante ne moom nga fal deful li ngay xaar ci moom nga ne ko ko déedéet teg fa moromam malheureusement pour eux le Macky yokkal na ko 6 mois donc. muñ rek ba ci kanam waaw surtout. sànq benn bu ma doon lire benn internaute mu ne bu ñu dindi woon maire yi nekk Sénégal yëpp. dindi conseil départemental yeeg ñoom mbir yooyu yëpp. bu ñu ko dindi woon du changer dara Sénégal. ni muy doxee nii noonu lay doxee wala sax ñu gën ndaxte suñu poste dina gën a yaxan ci xaalis bi ñu leen di fay. il a parfaitement raison ndaxte boo xoolee Rufisque ni mu mel nii Kaolack noonu la mel. Saint-Louis noonu la mel waa xaar yàlla gis nañ leen bërki démb bi mu tawee jamono ji ñu ngi leen yóbbu see classe école yi nekk si biir Dakar noonu la mel Guédiawaye amul benn localité booy tuddee doo fekk mbir mu mel nii alors que c'est des milliards yu ñu toog Rufisque ñoom ñu ngi leen budget bi 6 milliards yeneen ville yi koppar gi fu ñu koy dugal c'est ça le problème fan la ñuy dugal budget boobu alors que te li gën a dee mooy li gën a doy waar mooy askan wi ku si nekk war nga mën a xëy dem mairie ba ne budget bi laa soxla fi mu jaar lii ak lii dañ la ko war a génneel droit la boo fa demee semaine doo ko gis
xeex nga fay jëlee. doo ci am lu la neex non loi moo ko wax droit la am nga droit dem xam lan moo fa nekk lu nekk fan lañ ko dugal buñ koy voté am nga droit fekke ko toog audience bi. mais dara. duñ ko def c'est dommage. parce que dañu bàyyi ba mu ne këtti ne joor na mooy que ndox ma mi ngi fa salte ba mi ngi fa ñu bëgg cee topp di wax amaana ka ko war a dindi yàpp na leen yàpp goo xam ne ni tam boo leen toog yéen tam xoole ba gis ko fa soog a wax mu am yàbbu bàyyi ko fa ak yéen rek. boobu mooy mën na def weer du fa dugg. Il y a trop de mères fantômes au Sénégal. C'est ça aussi. J'en connais donc yoo xamante ni da nga seen buntu kër nga leen romb seen buntu kër j'ai connu une dame. mais buntu këram la doon recevoir audience. fa la lal basangam comme ni maire di def fa loolu basang si buntu kër gi toog teg lay tànkam fa la doon recevoir audience. alors que mairie bi waxuma sax gox bi mais mairie si biir ndox bi la nekk. jamono jooju muy am. ak géej waay et c'est quelque chose de dommage yoo xamante ne dañ koy seetaan saa su ne élection day ñëwaat malheureusement ñun tamit bon ñu falal leen. xam nga li ñu war a ñaan rek mooy ñaan yàlla li nga xam ne ñooy nekk ci boppi mbir yi ñu nekk ay nit ñu bëgg réew mi. xam nga yéen ci demee bëgg sa réew ci ngëm yàlla la bokk. xam nga dafa am yoo xamante ni nit bala mu koy mën a def wala bala mu koy mën a taxawee il faut mu bëgg am réewam mais nit su bëggul réew am réewam. suñ ko falee mu nekk ci bopp lenn non la ca war du ko def parce que dafa amul yëg-yëg bi bëgg am réewam xam nga ki nga xamante ni sunu maam yi nga xam ne bëgg seenum réew ak bëgg seen joxe seen bakkan xam nga ñoom dañoo tolloon foofu te amuñu woon budget amuñu woon armement amuñu woon dara dañ daan demee ak seen jom ak seen ngor ak seen bëgg seenum réew suñ demee ba jamono di dox ba ñuy jiite ñu leen di jox budget ñooñu suñ bëggoon seen réew rek réew mi dox suñ bëggoon réew mi rek réew mi dox amul sax xaaral ma dem te ñëw parce que ki nga xam ne jox nañ la budget nga xam ne yow da nga waroon a am alal joo xam ne ci sa poche la ne nga yëkkati ko di ko def ci réew mi soo demee tey ban jox la budget kooku defar da la war a yomb. après dañu nekk ci réew moo xam ne tey Mbaye Babacar bu ñu ko faloon maire wala ministre day def fête biir këram alors que en réalité daf koy war a yanu jàppee ko lu diis ba nga xamante ne guddi googu waru na lew. xam nga dafa am lu denc ci ñun loolu denc ci ñun nag mooy tax buñ la falee nga am bànneex bu toll ni ne da ngay wooteem ndaje ak tànn béer wala sabar waaye su fekkoon la nekkoon ci ñun dañut te suñuy maam dañut suñ la falee da ngay tiit. C'est sûr. Ça me rappelle un peu les propos de Paul Kagame. bu ñuy tudd Afrique jamono ji moom Rwanda dañuy tudd. si avancée technologique si set gi si développement. alors que il y a quelques années une dizaine voire une vingtaine d'années Rwanda si guerre génocide moo fa amoon. Paul Kagame ne ñun bu fekkee tey ji egsi nañ fi ñu egg. amuñu Kaaba gi amuñu Champs-Élysées bi am Paris. amuñu Maison Blanche comme États-Unis ñu ko may askan wi gëm seen bopp njiit yi gëm seen réew nangoo liggéey soxlawuñu dara ci alalu askan wi loolu kese moom moo tax tey ñu egg fii te it teg si ni at yi ñu jëm at yu néew yi ñu jëm université yi gën si àdduna bi sama réew lay nekk Rwanda ndax man may taxawal li tax ñu def ko si moom président bi moom mooy wax te boo xoolee commencé naa am parce que il y a 2 semaines il y a des experts américains des experts du monde entier yoo xamante fa la ñu doon réunir fa la ñu doon defee seen stage yi Rwanda la yàggul mbir dem boo jaay alors ça veut dire que gëm-gëm bi nga doon wax léegi volonté bi nga xam ne dirigeants yi même ñun bi ñuy may suñu arène nationale bi ñoom ils ont préféré avoir une université même Kenya université lañ fa tabax. ñoom ñu tabax ay priorité hôpital c'est ça. ndeysaan dafa am ci njiitu arab yi Omar Ibn Abdul Aziz li muy jiite dañu buñ amee comme assemblée nationale ni ñuy def député yi daje suñu dajee day taal wala di jëfandikoo loo xamante ni ci alalu réew mi la mais tag su paree day arrêté lépp loo xamante ni réew mi ko moom. ba li muy taal këram ak loolu alali boppam lay doon du doon alal réew mi suñu waxee mu ne leen li nga xam ne ñun ñoo ko moomoon muy réew mi ñu bokkoon ko réew mi nga xam ne réew mi nu sant nu liggéey ko jëfandikoo nan ko waaye bu nu nuppee nga xam ne sama yitte sama njaboot nag li ma moomal sama bopp laay jëfandikoo du ma laal 15 ci li réew mi moom
mu mel ni dinañ ci xoolal bàyyi jiit xel yooyu. waaw jiitu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te nañ xam fan la ñu war a jëmee tamit askan wi ak li nga xam ne moom moo di réew mi pour ñu mën leen a faraat xëy na xarit bu ñu jógee ci wàllum politique gi ak yooyee ak yu ni mel dañu daal di dal nag ci ki nga xam ne moom moo di njiital D-Média di ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany ku ne xam na ni jamono ji mu ngi def la toile bu baax a baax ni ki barki démb ak tey parce que ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye ñu bari ci internautes yi dañoo génn daal di bind que ni moom Bougane Gueye dafa daal di ni ñu koy waxeeti dafa daal di ñu woon daal di woddu wax ji dafa daal di takk ki nga xam ne nii moom moo di Fatima Diak waaye avant mu ko doon takk ñoom ñaar dañoo am doom ju jigéen jooju sax dem nañ ba tudd turu xale bi mi nga xam ne nii moom la lii bi ñu ko defee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi comme nii rek lañu ko defee daal ne alxayri jib na waaye nag avant muy jib doom dafa sosu ci kaw loolu tam commentaire yi bari na lool ci fi nga xam ne ni moom moo di ci li nga xam ne moom mooy def la toile jamono ji ci wàllum Bougane moom am na ñuy wax naan lii dafa metti lool parce que Sénégal moom dañuy jaxase vie privée ak vie politique gu jàmbur am na tam ba tey ci biir commentaire yi kuy wax naan bu ñu sukkandikoo ci wàllum politique pour yàq doomu aadama bi rek nañu xam ne ñu ngi juum te it ñu ngi jaawale donc ñoom ci biir commentaire yi dañoo mel ni seen xel dafa dellusiwaat ci lu bari Xadim am na tam ñuy wax naan Sénégal léegi moom sutura zéro dañuy jaawatle nit dañuy topp nit ba mu sës nit wàllum dundin gi ak wàllum nekkin gi donc ñoom foofu daal dañ ko waxee am na tam ñuy wax naan lii dara du ci dëgg parce que ñoom dañuy fàttaliku tam Malick Gakou ca ba mu bëggee woon ci élection yee ñu weesu ak bañ koy jiw ñu wàllum mërs ñoom tamit duñu fàttali lu mel te liñ ko jiw ñoon dara du ci dëgg donc ñoom dañoo jàpp ne Bougane liñ ko jiiñ noonu ñoom tam dara du ci dëgg ba tey ci kaw commentaire yi comme ni ko bu ñuy waxee li ñeneen dañuy wax leneen am na ñuy wax naan lii tës la wala xalaas parce que nee na lii lépp ci gëm boppam la ngëm boppam moo tax tey jii mu enceinte xale bi ba tam tey jii mu daal di koy takk ba tey itam ci kaw biir commentaire yi am na ñuy wax naan mënuñu bañ a gëm ne affaire bi du dëgg parce que nee nañ ñoom dañoo doon gis Fatima Diak foofu ci télé ba mu fay liggéeyee ñu toog benn moment boo xam ne nii gisatuñ ko muy liggéey affaire bi su wàccee nii bu ñu defee seeni analyse donc dañuy jàpp ne mbir yi moom moo am donc ñii ñu ngi jàpp ne am na ñii ñu ngi wax tam naan ba tey amul ci kaw sukkandiku googu sax ki nga xam ne moom moo di Cheikh Sadibou Diop mi nga xam ne moom moo jiite woon M23 patriotique moom jamono ji moom moo yor kaddu yi ki nga xam ne ni moom moo di Bougane Gueye gis nañ ko ci biir commentaire yi mu daal di xam le ni moom vie privée Bougane yoonam ñëw ci lan la séq ak moom mooy que ni dañoo war a liggéey te liggéey bi du lenn lu dul jéem a dagaan baatu askan wi ak jox askan wi seen li nga xam ne ni moom la ñuy xaar ci président Bougane ak it jële fi président Macky Sall ndax askan wi mën a am li nga xam ne ni moom mooy seen jàmm ak mën a am li nga xam ne moom la ñuy xaar ci président donc moom wax na ci biir commentaire yi te am na ñu bari ak ñeneen yoo xam ne bokk nañ ci biir commentaire yi mais nag commentaire yi bu ci nekk day wute bu ko ñii dee yéene mbir yi ñii wax nañ ne waruñu koo topp ci li nga xam ne moom moo di vie privée ñii gëm nañ ko ñii gëmuñu ko Xadi ci biir commentaire yi mais nag du suñuy wax ba tey ñun dañoo sukkandiku tam ci waxu ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi la ñu publier ak la ñu commenté moom lañ jël relaté waat ko parce que tam mënuñu cee bañ a wax ndax mu ngi def la toile bu baax te toile la ñuy def actuellement. En tout cas, il sera très très difficile de dissocier vie politique am ak vie privée am. Je pense que bad buzz bi ko dal nii c'est un peu bi nga xamante ne moo daloon Bill Clinton. wala un peu bi nga xamante ne moom moo daloon Dominique Strauss-Kahn. C'est un peu loolu moom moo ko xaw a dab un peu. Après pour juger ko il faut être irréprochable. kii commenté nekku ko man nekkuma ko keneen nekku ko l'erreur est humaine peut-être juum na il a essayé de se rattraper je sais pas mais nañu ko juger ci acte yi nga xamante ne moom lay def c'est nit la koo xamante ne il emploie énormément de gens ci moment ba nga xamante ne am nañu ko ëpp xaalis foofu defuñu ko am na acte yu bari yoo xamante ne mu ngi koy posé yu ñu amal njëriñ ñun donc et puis ñu nekk di ko raayee ci di ko tooñ di am ay kàddu yu ñangas yoo xamante ne ñu ngi koy bind ci réseaux sociaux yi nañu fàttaliku que am na un petit être au milieu am na doom bu nekk ci biir te internet mooy loo xamante ne loo ci bind si c'est confirmé exactement donc internet mooy la nga xamante ne xale bi bés bu màggee bu demee ba tàppe fa dina fa fekk li nga xamante ne moom la ñuy wax ci moom donc nañu xool trop les affairages Sénégal surtout ba tey ci wàllu woowu la ñuy desandi ndax Xadi
comme ni nga ko waxee ne nit ñi ñu ngi koy tooñ ñii ñu ngi ci profiter pour def yenn yi am na yenn ci ay vidéo yoo xam ne mi ngi commencé di dugg te bi ci gën a def la toile actuellement moom moo di buy Abba no stress def moom Abba ci bi muy animé ci benn rajo de la place dafa toog di wax ci Bougane gis nga comme ni ñu ko wanee nii am na sax vidéo di wax ci Bougane ak affaire bi ni mu demee bay wax ci biir vidéo gis nga bu ñëw Charles mu ne yokkal son bi bala ñu koy toppaat moom ñu déglu ko mu wax ko ci ay kàddoom bu fekkee ne mën nañu mooy le lead vocal de la génération consciente il est conscient de tout ce qu'il fait et tout ce qu'il veut faire aussi tamit li nga kii Ndeye Amy Ndiaye suñu directeur bu yàgg ba Bougane Gueye Dany li bëgg jël réew mi waaw Bougane ndax jox ko réew mi wóor na Bougane mi mën naa ne ba tudde 1 an la làqatu 1 an naka Ndeye Amy Ndiaye li nga doon waxee ni yëfi gileem la kaw la jëm waxoon nga ma ko waxoon nga ma ni lii ñu Bougane di ñu nëbb nii bu feeñee candidature am lay posé nii ci 2019 yaa ma ko waxoon ni ma Bougane pour sa bopp gi muy wër ci koñ yi di kii bu feeñee candidature am la Bougane nekkee candidat bu mag baa ngi jeex. noonu la ko waxee mu ne candidature am ndaka di fii la ko gën a mën a posé comme noonu la ko moom Abba waxee ci biir li nga xam ne moom moo di animation bi mu doon def daal koy def vidéo bi nag nekk ci réseaux sociaux yi di def la toile bu baax a baax waaye ba mu ko defee xadi boo liiree commentaire yi parce que yàq nañ ko ci lépp loo xam ne ni rek tey mooy mbelengaan wax nañ ko ci ba wax ko baaxu maamam ci kaw commentaire yooyu da ngay gis kuy wax naan Abba dangaa ñàkk jom lii warul woon doon sa wax ndax Bougane yoroon na sa sutura ba jamono ji waaye nag dootoo ko defati li boo paree nga lire commentaire ñoom loolu lañ ko wax premier commentaire yi am na tam ñu ciy wax naan su xamoon lan mooy gàcceel nit ak su xamoon lan mooy dugg ci suturaas nit di ko nit sa ëmb suturaam nga sàggi suturaam ak tey jii dugg ci biiwu nit ki di ko wili pande nee na su xamoon li nekk ci loolu tey dootu ko defati am na ñu ciy dem sax boo koy tuddal ne ko ñoom xam nañ démbam bu baax a baax a baax comme ni mu ne xamalee Bougane ndax ñoom ñu ngi koy wax ne na rappelé wu ana naka la takkee jabaram xam nga tam tey jii boo waxee fii tam am na leneen loo xam ne ñi nga la ko denceer war la ko wax am na ñoo xam ne ñu ngi xamal ki nga xam ne moom moo di Abba no stress ci biir li nga xam ne moom moo di ci commentaire yi ne ko moom na fàttaliku bu baax naka la takkee jabaram ji nga xam ne tey moom la yor xaw ma nag ñoom loolu lañ bëgg a waxee foofu mais dañ koo méngale ak tey jii ni nga xam ne Bougane moom la takkee Fatima Diack bu fekkee ne moom moo am ci kaw ba tey ci kaw commentaire yi da ngay gis ñu naan lu bon rek la ko yéene te lii day mel ni règlement de compte la donc mbir yi dalu ko moom dafa taxaw di ko moquer ak di sàggi suturaam ak di ko tooñ di ko reetaan te it ñoom li leen gën a naqari moo di wàllu élection yi nga xam ne ni jël na ko bëgg koo tollale ak li nga xam ne ni moom moo dal Bougane Gueye ba tax na mu bëgg koo yàqal ci kanamu askan wi ñoom ñu ngi koy xamal ne ko aussi na fàttani moom moo fi toogoon naan 27 ans la dund ci wàllum li nga xam ne ni moom mooy xeetam bi mu nekk amuloon xaalis te 1 an rek la fa def commencé am xaalis mu daal di siiw donc ñoom dañoo jàpp ne aussi moom Bougane moom kii Abba no stress moom moo waxoon moom moo weddiwaat boppam ba tey jii ci wàllum li nga xam ne ni moom moo di sàggi sutura bi nga xam ne moom la sàggil sutura ki nga xam ne moom moo di ex patron ba tey tam ci li nga xam ne ni moom moo di ci commentaire yi da ngay gis ku ciy wax naan lii moo tax mu bañ ne ci télé wala rajo parce que ne da nga ciy gis koo xam ne ni day jógee ci télé wala rajo jàpp ki nga xam ne ni moom moo nekkoon patron di ko yàq mbelengaan ci rajo yeeg télé yeeg te alors que kooku moo ko doon fay xaalis tax ko muy génn tax ko mu am métier tax ko muy def lépp nee na loolu tax ñoom dañuy dem ba dañ naan métier bi dafay sax mujjee salté ba tey ci li nga xam ne nii moom moo di li nga xam ne moom moo di commentaire yi ñu ngi wax daal Abba ne ko waru woon def lu ni mel te xaaruñu ko woon foofu am na ñu koy wax sax naan ko bëggoon nañ la mais dem nañu ba sa wax ji xaw nañ ko ci jàppal lu ñagas daal xadi waxtu bi xoj nañu mais Charles nga may ma juste rapidement nit yi ils ont trop l'habitude de dire que diw bi télé bii mu jógee patron moom moo tax nit ñi doon ko kii wala moo ko doon fay xaalis c'est vrai patron mu ngi koy fay mais moom itam mu ngi dugal xaalis ba patron am daf koy fay mais ñàkkam la fay joxe ça c'était parenthèse la woon en fait et par rapport à Abba il pouvait pas descendre plus bas. waaw c'est tout ce que je peux dire franchement. xam nga une seconde rek Cheikh Omar Foutiyou Tall def ne soo bëggee gis xam njuuma dëgg da ngay xool ki nga xamante ne nii mooy tagg nit tey soit mu yegg ko musiba. wala. jinne ci mbedd mu juuma la neen loolu du njuuma. njuuma pire mooy kiy tagg nit tey soit mu yegg ko musiba. te nag gis nga Malick Coumba Diagne dañ na ko sa fas yu noo ko tuddee mu ne dëkk ju yàgg soo ko xam léeg-léeg mu gis leen la addina dëkk ju yàgg la koo fi xamal lu ñaaw ba di ko waxal
mën na laa gisal lu ko raw. exactement voilà malheureusement waxtu bi xoj nañu coro. waaw xarit ci la ñuy jaaree sax daal di tàggoo di yaakaar ne tam li ñu indiloon askan bi dina leen neex.